kante soxanga sanjal sebeti kawal kanyanya rosenta diwa netai ngendau lungen masaro torona bulane amai jole galawai bula amai jole galawai bula awaw aldo waliyan ye munula taxawale année sociale bii nga xam ne moom le président def année sociale bi presque soo xoolee jigéen ñi ñoo tax mu def ko li nga wax léegi ci financement yi président daf ko étudier parce que mutuelle yi presque ay usurier lañu suñ la lebee xaalis def ci ay taux d'intérêt yu kenn mës a gis soo fayul ñu indi la police toroxal la mais loolu tax mu indi délégation à l'entrepreneuriat rapide di ci def 30 milliards par an ne xale yu góor yi ba 40 ans su ngeen indee projet boo xam ne bii nekk na en cohérence ak ñoom li ñuy digle darañ la lebal jigéen ñi ba 100 ans su ngeen indee projet ñu defal leen responsable mouvement bu nekk di nga taxaw ci kanamu président de la République ne ko man may mouvement tel parrainage la def tel militant la am lii mooy sama contribution ci sa réélection parce que loolu mooy liggéey loolu mooy honnêteté sooy ànd ak nit doo ko utiliser da ngeen di ànd ci lu lew ci lu jub man noonu lay ànd ak nit ñi moo tax seen dajeek président Baye Laye Assane na ngeen ko pare ba suñu wooyee ngeen taxaw ci kanamam ngeen ne ko suñu parrainage fii lañ ci yem te dinañ ko continuer parce que parrainage yi day dem ba décembre dinañ ànd ak Cheikh Kanté ci plateforme bi fal la au premier tour parce que ni ngeen ko defee nii tey toog fii ci suba ba léegi vraiment am naa ci yaakaar. yow Macky Sall bu amoon ci yow ñaar ci banlieue bi lu mu fi soxla booy boo mu tëdd ak Marème Faye Sall bañ a jóg te xam ne danga ko dox ndax yow seex nun sunu tur bu demee ba ca Macky Sall yow yaa ko fa yóbbu ndax yaa nu yëg yaa nu xool nun nag gis nga baana yii toog ku leen yëg ñu yëg leen ku leen yëgut duñ la yëg ndax nag dañuy xëy 4 heures nekk ci wata yi mbooloo mi yaa ko génne danoo toogoon jàpp sunu njaambur téye sunuy loxo téye sunuy carte toog seex nga jóg ngir liggéeyal Macky dikk seet nu rasuwaal nu woonu nu wuy si la nga kontaan ca nu kontaan ca ndax yàgg na noo woote yàgg na noo bëgg ku nu woote gisuñu ko nu woo nga woonu nu ñëw sa bureau nga wax ak nun ba nu génnee kenn ku ci nekk dafa ne seex lu mu wax def ko looloo tax ba nga ne danga nu seet si man leen jóg leen ki nu woo kat mooy bàyyi Fallou Macky te lu mu wax def ko. nit nag bu bëggee dara da koy wane ñu ngi leen ciy sant di leen gërëm mboolem délégué marché yi fi teew ak seeni mbooloo ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen xamal ne gis nañ seen takkute ak seen pastif di leen ñaanal yàlla fi ngeen jëm yàlla na ngeen fa yegg ñu ngi leen sant bu baax di beral cant nag équipe bi nga xam ne dañ leen a sélectionné woon ci biir délégué yi di leen yónni nun lépp noo koy def ci marché yi di ko defal doomu aadama yi di ko def ci jumaa yi imam ba quartier ba nga nekk bu imam ba soxlaa dara ca jumaa yi jëde yónnee ca délégué marché ba dugg ca marché ba wut jox ko bu fa dëj amee waa marché ba génne seen ay marchandise yëpp dem jox waa dëj ba ni bu leen dugg ak lépp lu fa xew ñun ñu def loolu waa mais nun te cas social amuñu ci dara li nu gën a metti tey nag mooy kenn reconnaître nu tey bu nu amee problème ci sunu njaboot mu dem police ma demee ni commissaire bi maay délégué marché bi dama naan lu tax amul lu mandargaan ne maay délégué marché bi lu ko neex lay wax lu ko neex lay def du ma ca man dara du préfet ba du commandant de gendarmerie ba du police ba du kenn reconnaître nu ten boo jiite ay mbooloo yu dul jeex di def li nu war a def chaque jour di ko wax di ko def ma yaakaar ni nag xool ñu jot na dimbali ñu jot na
ku sam njàng yàqu bus bu ne délégué marché fukki nit ñëw ci moom ni ko place laa bëgg mu wut fu mu ko dugal mu toog jaay te du ko laaj ñaar dërëm. nan nu geestu sunu geestoo réew mi dox de nun noo mën a doxal réew mi nun noo xam ki sonn ci koñ bi ñoo xam ki sonn ci gox bi te message boo bëgg a jàllale ci Sénégal nag nun noo gën a gaaw journaliste yi de journaliste yi dañoo yaakaar ne jàllale message mais ñun ñoo leen man lépp lu fanaan ci marché lu yendu ci marché jàmm gën nga ma ne tey loo fa wax ci suba gi bu ngoonee boo demee Kaolack fekk ko fa revue de presse nga koy dégg ci journal bi waaye ngoon moom boo demee Kaolack ñu ne la xew marché jàmm gën ndax dañuy jëndante di demantee ka ñëw di wootantee téléphone lu xew xam nan ko nan nu boole su ngeen bëggee wàññi dara wax leen nu ñu koy wàññee su ngeen bëggee jàpp yokk dara wax leen lu tax ñu war koo yokk lu ñu bëgg a def ci réew mi nan nu ci boole nun ci réew mi la nu bokk. Wolof Njaay dani du ma gis ginaar du topp ku gis kuy jëm ca wàllu wa mu topp koy taxani président sunu njaboot gaa ngi nii de ku leen dimbali ñu mat a dimbali de ku leen bàyyi ñu mat a dimbali de ku leen jàpp ñu mat a jàpp ku leen bàyyi ñoo nga xamante ni kenn war leen a bàyyi. problème mu marché nag bari na yàgg nañu koo wax muy ay at waaye mësuñoo trouver solution nag waaye monsieur Cheikh Kanté xaj na bi ñu waxee ak moom wax nañu lu dala sunu xel wax nañu lu nu yaakaar ne solution dina am ndax tey jataay bii tey yaakaar naa am looloo tax mu ñëw fi tey. li may bëgg a confirmer rek ci mbooloo mi fii ci waa marché bi mooy am ngeen avocat yu mot avocat dégg ngeen Assane Mbaye ni mu fi waxee dégg ngeen Baye Laye ni mu fi waxee dégg ngeen maire Khady Kane yi ni mu fi waxee ak délégué fii nekk ñëpp noonu lañ ko waxe woon sama bureau te li ma leen tontu woon mooy seen mëbët dégg naa ko seen mëbët moo doon marché yi dañoo gisatul seen bopp ci nguur gi li tax bi nga xam ne gouverneur yi préfet yi ak sous-préfet yi ñoo yore woon marché yi presque amuloon benn tolof-tolof mais depuis 1996 ci réforme collectivité locale collectivité territoriale sax li ñuy wax léegi nga xam ne maire yi ñoo yore marché yi yëf yi dafa xaw a dëgër na ci mbalit mi dëgër na ci éclairage yi dëgër na ci yeneen ak yeneen te délégué yi gisuñu seen bopp marché yi nee ngeen bés bu nekk dañuy fay patente ba mu des tabaski ak korité kuy fay patente nag mi ngi def devoiram donc état bi ci boppam war na def obligation moo tax maire Fall yi xëy na dafa dégluwuloon conseil des ministres ba le passé président Macky Sall dafa jox instruction ministre du commerce ne ko na nga def programme boo xam ne bii marché Sénégal yëpp la ñuy tabaxaat parce que lakk yi bëri na insécurité yi bëri na kooku su ngeen xoolee ci budget bi ñu ñëw nga xam ne loi de finance bi léegi ñu woote ko di ngeen gis ne def nañ ci inscription pour la majeure partie des marchés du Sénégal ñu defal leen ñu niroog marché yu niroog émergence kon loolu na ci seen xel dal